Babacar Touré directeur Kéwoulo Info tey jii nag ñu ngi bëgg a waxtaanee ci njeexitalu at bi li jot a xew ci 2017 bi gis nañ ni AIBD tijji nañ ko le 7 décembre. ouverture bi nag ñëpp nee nañ ni dafa prématuré ba ci le 15 ñii di écuilleurs yi ñoom grève nañ yow lan moo ci sa xalaat ak yan jàngat nga ci am. waaw atum 2017 bi ñuy bëgg a génn fekk ñaari fan dafa di at boo xam ne bu riche ci ay événement Sénégal am nañu ay métit yu bari te it am nañu ay yu ñuy wax ay bànneex yoo xam ne Sénégal mën na ko ndamoo wala yaakaaroon nañ ni Sénégal mënoon na ko ndamoo mu mel nii aéroport bu bees bi nga xam ne ubbi nañ ko muy aéroport Blaise Diagne ci foo xam ne dara nekku fa nguur successif yi muy bu Abdoulaye Wade ak bu Macky Sall fexe ba yëkkati fa benn aéroport boo xam ne bi nga xam ne nañu amul li mu war a jalouser li mu war a ñeneen pays yi nga xam ne dañu développé wu donc loolu lu ñuy sant yàlla la lu ñuy gërëm ñi nga xam ne ñoo ko xalaat waaye lu ñuy gërëm Sénégal la ndax alal jëfa dem alal la joo xam ne Sénégal moo ànd ak teew doomu Sénégal ñoo jël ay bor pour ñu taxawal ñu aéroport bu mel ni du moomeelu Macky Sall du moomeelu Abdoulaye Wade Sénégal la ñuy delloo njukkal aéroport bi bu ñu ko ubbee ñëpp yaakaaroon nañ ni lu baax la ci réew mi ñëpp kontaanoon nañ ci waaye dafa am ay question yu bari ay laaj yu bari yoo xam ne ubbitu aéroport bu bees bi indi na ko ci askan wi te kenn amu ciy tontu ndax dëkk bu mel ni Sénégal tey ci biir Ndakaaru rek am nañu ñaari aéroport muy aéroport Léopold Sédar Senghor bi nga xam ne am na lépp luñ waaye soxla pour mun a dem ak a ñëw mooy li tubaab bi wax toutes les commodités ñu ngi fa ñu bàyyi aéroport boobu ubbi aéroport bu bees dem ubbee ko le 7 décembre bi ñu génn. mais aéroport Léopold Sédar Senghor boobu ngay wax ñi dëkk à côté ñoom nee nañ loolu daf leen di gêner déjà ñi dëkk foofu sax boo fa demee day mel ni avion bi ñu ngi ci seen biir kër gi ndax kër gi ni muy riiree. waaw dëkku ci wetu aéroport loolu lay indi foo gis ci àdduna bi Sénégal rek laa gis nit ñi di yàkkamti di dem dëkk ci ay wetu aéroport wala ay wetu tali parce que liñ ci njëkk gis mooy dafa am accessibilité waaye accessibilité boobu jegewaay boobu dafay indi conséquence mooy nuisibilité ay dëkk yu mel ni France par exemple tey dañuy fexe ba dëkkuwaayu aéroport lu jege aéroport bi dañuy fexe ba kër yi bañ fee nekk muy France muy Amérique muy yenn pays yu développé yi dëkk bu mel ni France dama xam ko dem nañu ba à partir de 22 heures avion dootul posé wati à moins que mu nekk en cas d' extrême urgence dañuy teg ay aéroport parce que ñaar moo ci nekk mooy ñuy wax nuisance sonore mooy gêne bu muy indi nga xam ne avion saa su ne dañu buy wàcc ak buy dem yëngu-yëngu yi déranger ñu muy yëngu yi muy déranger nit ñi seen i nelaw deuxième chose li taxoon dugguñu aéroport yi jege kër yi mooy en cas d' accident parce que période yu gën a dangereux ci avion période yi gën a tax avion mu nekk ci danger mooy bu avion yi di décoller mooy avion bu muy naaw jóge si suuf si di dem ci kaw ak buy wàcc si mooy période yu gën a dangereux yu gën a wëradi moo tax bu fekkee da ngaa tàmm di tukkee avion dañu naan da nga takk ceinture ñaari période yooyu rek dañuy takk ceinture wala bu fekkee ni dañu nekk ci zone de turbulence donc ñi nga xam ne dañuy bëgg a dem jege aéroport loolu mooy conséquences yi nañ ko xamee comme ñi bëgg a dëkk ci wetu tali conséquences yi mooy nuisance. donc on peut convenir que aéroport bi fi mu nekk place am la mais le problème en est que Dakar dafa xat te nit ñi ñu ngi tabax di dem te li leer mooy d'ici 1 an 2 ans foofu yëpp dinañ ko entouré. waaw foofu ngay wax mooy aéroport Diass wala muy aéroport Léopold Sédar Senghor ban nga ciy wax. Diass. waaw aéroport Diass fi mu nekk pratiquement dañ ne ci àll la nekk dañoo dem fekk fu dara nekkul ñu tax fa aéroport waaye li ñuy fàtte mooy ay nit la ñu doxal pour mën a teg aéroport bii fi mu nekk tey dara ñëw fa ay village ñoo fa nekkoon ay dëkk ñoo fa nekkoon ñu yëkkati leen ñoom ñëpp am nañu fii ci plateau bi kenn koo xam ne recevoir nañu fi benn jour muy Moustapha Mbaye neewoon na leen bu ñu toxal dëkk yi dëkk bu nekk dafa waxoon ne nañ ko toxaale ak ay armelam c'est-à-dire si ni néew yi ñu fa suuloon teggi nañ leen benn par benn di leen yóbbu am benn anecdote boo xam ne bu doy waar ci benn dëkk bu ñu doon toxal foofu gis nañ fa benn xale bu jigéen boo xam ne depuis plus de 10 ans
la gaañu 2007 la gaañu ñu rob ko waaye bi ñu toxal armée yi dañ koo dem toxal fekk mu mel na mu meloon bi ñu ko doon rob militaire yi doon yëkkati néew bi dañoo yéemu si yàlla ñu woote ay mbokkam ñoo taxaw ñu ubbi ko ba ñu xàmmee ko ñu jëlaat néew boobu xale bu jigéen na néew boobu toxalaat ko encore donc dañoo fekk fu dara nekkoon yëkkati ko fa teg fa aéroport. mais est-ce qu'il était normal tam ñuy laal ay cimetière pour tabax aéroport est-ce que amul woon endroit bu gën a adéquat loolu. waaw xam nga ki gaañu na bokkatul ci aduna bi ñun waxu aduna bi la ñuy wax développement du servir ñi gaañ ñuy dund lay servir donc dama defe ne ñooñu génn àddina sax buñ leen laajoon ni est-ce que nii nañ soxla fii pour ay avion dem ak ñëw peut-être dinañ ne nañ ko def ki bu nit gaañoo amatu fi dara ci aduna bi ñuy dund ñoo ko moom donc bu fekkee ne ñi nga xam ne gaañu nañu ba pare mën nañoo may place ñi nga xam ne ñu ngi dund pour ñu dund dama defe ni loolu du lu gaaw. mais tam rafetul ay nit yu ñu suul ba pare ñu leen di sulliwaat juste pour tabax aéroport ñooñu dañ leen bàyyi ñu noppal. xam nga tey bu nit ñi di wax dëkk bu développé am nañu taamu nañu di tudd Paris par exemple Paris boo demee dans le 14e arrondissement dafa am fu ñuy wax les hécatombes de Paris maanaam place la boo xam ne bu ñuy defar Paris dañuy toxal ay cimetières ay armeel la ñu toxal jël néew yooyu yax yooyu yëpp ñu dajale leen ci benn place boo demee ci 14e arrondissement bi am na benn place boo xam ne ci sous-sol la néew yooyu da nga leen fay fekk ñu ranger leen 6 millions juróom benn million yi doomi aadama néew dañ leen jël dajale leen tegale leen ay yax touristes yi dañuy jógee fu nekk ci àdduna bi di ñëw di seet yax yooyu am na ñoo xam ne sax seen rêve mooy di ñëw di fay xaalis pour fanaan foofu ci pax yooyu ak néew yooyu. de suñu culture waaw donc de suñu culture de suñu aada mais développement léeg-léeg dafay pousser nit ñi ñu def loo xam ne suñu culture ak suñu aada laaj ko tax ma félicité Macky Sall ndaxte président Abdoulaye Wade bi muy defar talier bi nga xam ne mooy corniche bi dafa ñëw ba yegg si armeelu Médina armeelu Soumbédioune léegi ñu ne ko dafi amee ndax suñuy maam ak suñuy papa yi fi tëdd doo leen doxal pour tali bi pour neexal leen tax na mu contourner booy jaar booru RFM yooyu da ngay gis tali bi ñu ko contourner jëm ko créer benn pont bu ndaw boo xam ne dafa gën a compliquer circulation bi alors que circulation bi dafa war a nekk fluide donc courage politique bi Macky Sall la am pour créer aéroport bi lu ñuy saluer la lu ñuy rafetlu la. mais c'est bien beau ñu créer aéroport et tout mais yaakaaroon itam ouverture dafa prématuré parce que ñu ngi ubbi le 7 le 15 ñu grève. te au-delà de grève yooyu noonu sax gis nañ ne passagers yi suñ demee du ñu am fu ñu toog gis nañ ci ay photo que ni am na ñoo xam ne ci suuf la ñuy tëdd di toog ci suuf fi bagage yi war a nekk nit ñi di dox ci kaw foofu noonu di dox ci kaw valise yi mën nañ ne daal aéroport bi moom amul benn. ubbi bi teel na waaw léegi teel na trop ubbi bi. man dama defe ni dafa am ñaari problème yi nga évoqué comportement wu doomu aadama yi ci aéroport bi parce que ku doful ku ne xam nga ni tapis roulant dañ ko teg pour bagage di fa jaar waaye ku jóg yëg ca kaw loola am na loo ca namm da nga ca bëgg a wone sa ñàkk bi yar wala sa bëgg yàq loolu rek mooy tax boobu question su ma ko évacuer deuxième chose mooy est-ce que teel na wala teelut teel na ci kan teel na ci calendrier bi nga xam ne état tegoon na ko pour ouverture aéroport bi wala liggéey bi matuloon man xamuma parce que du ma spécialiste aéroport waaye boo fekkee ne teel boobu ngay wax dafay am lu muy niroo ak li nga xam ne moom la ñu xamee woon ci le 15 décembre ak grève aiguilleurs yi dama ni Sénégal dafa amoon une occasion bu rafet pour mu régler définitivement problème mu ASECNA parce que nañ ko wax te dund ASECNA organisation ngi nii boo xam ne amalul Sénégal benn njariñ te saa su ne bu ñu décidé ni def chantage gouvernement amul benn gouvernement bu ñu yàpp bu raw gouvernement Sénégal yii ñu def keroog loolu bu dee gouvernement bu sérieux la gouvernement bu mat la président de la République bi nga xam ne dafa am courage politique daf leen na war a arrêter syndicalistes yooyu ñu traduire leen devant la justice parce que li ñuy def acte de sabotage la acte volontaire la ñii aiguilleurs du ciel ay nit la ngi nii yoo xam ne minimum seen salaire mat na million ci kenn ku ne am nañu 250 000 francs
d'indemnité de transport 250 000 francs d'indemnité de transport donc minimum am nañu 1 250 000 bi ñu nekkee aéroport Charles de Léopold Sédar Senghor bi ñu leen doxal AIBD ñu ne comme aéroport bi changement la dañu bëgg ñu yokkaatal leen 250 000 francs d'indemnité de transport encore util leen ay moyens de logement ak yeneen c'est-à-dire ñoom xalaatuñu sécurité wu yoon bi wala loo xam ne dina bénéficier wu askan wi yëpp mais seen bopp lan wax li ko mooy ñu plongé ñu suñu dëkk bi pendant 24 heures coupé Sénégal ci monde bi. mais du loolu sax parce que après wane nañ ay camions yu bon pour ne pas faire de publicité ay camions yuy alimenter yenn avions yi en kérosène. d'accord naa ak yéen ci loolu côté aspect logistique bi parce que bi ñuy ubbi aéroport bi ñoom xam nañ ni aéroport bi ci doon defar cuve yi nee na leen fii ba mois de mars mënu leen livrer cuve. kon loolu ça revient à ce que ni. aéroport bi. y a une précisation am na yàkkamti bi ñu ci yàkkamti. loolu nangul naa leen ko mais dama bëgg ngeen déglu ngeen nangul ma tamit sabotage bi nga xam ne ASECNA def na ko il faut ma indi leen tuuti histoire ASECNA. ASECNA benn création la boo xam ne France rek moo ko créé imposé ci ko pays yi nga xam ne dafay colonisé wu yëpp sauf Guinée Conakry bi bañ ak peut-être ay Cap-Vert ñu bañ mais lii di Sénégal ak ñi mu àndal ñëpp dañ dem dugg ci ASECNA organisation bi. juste ak parce que dafa am ay logiciels yu ñu leen di jox yoo xam ne ay logiciels français la moom la ñuy liggéey di ko contrôler ciel sénégalais 2007 bu ñu ko nee seen grève bu mel ni seen sabotage bi Abdoulaye Wade dafa am courage mu tëj mu génne Sénégal ci ASECNA malgré que seen siège bi fii Sénégal la nekk dafa génn Sénégal jël suñu aéroport confié ko militaires yi confié ko ay sénégalais ASECNA amul benn dogal ci Sénégal pendant ay weer dañu négocier. parce que la plupart ñi nga xam ne ñu ngi ASECNA di liggéey wala ak logiciel yi mais sénégalais mën nañu ko ay doomu Sénégal mën nañu ko lu tax ñu koy confier benn organisation boo xam ne saa yu ko neexee mu décider dafay dugal Sénégal ci ñu dundam ñu nangu ko bi ko Abdoulaye Wade defee ay weer yu bare dañoo mujjee négocier ak Sénégal parce que il faut ngeen xam ne ASECNA au-delà de aéroport de Dakar kuy dem ak dugg Sénégal ASECNA mooy gérer mooy wax avion bi ñëwal avion bi altitude bi nga nekk mbedd boobu bàyyi ko parce que mën na avion bu daw couloir boobu dafa mel ni kuy xool circulation quoi naan oto bi jaaral ni à droite freiner parce que beneen oto mu ngi ñëw si voie bi moytu ko comme na wax la loolu mooy aiguilleur du ciel dañuy xool avion bi ñu la ban piste ngay taxaw ban piste ngay wàcc ban fan nga war a naaw loolu mooy seen liggéey bi ñu emmerdé en 2007 Abdoulaye Wade fa la daggee relation ak ñoom tax na léegi boo jógee Dakar di dem Ziguinchor aéroport Ziguinchor ASECNA nekku fa aéroport région yëpp ay sénégalais ñoo koy yor sénégalais ñoo koy contrôler aéroport Dakar kese la ñuy yor mais gis nañu seen force de nuisance gis nañu saa yu ñu décidé emmerder benn pays dañ koy def donc loolu il va falloir que jot na suñu gouvernement mu jël courage am si ñaari loxo mu teggi leen fii parce que lu ñuy xeex ñoom waa ASECNA du lu jëm ci askan wi mais lu jëm ci ñoom seen bopp la ak seen poche. mais yaakaar ni que ñaari aéroport yi dafa war a fonctionner comme ça waa Dakar. ak ñi jegee jas bi ku nekk bénéficié wu ci parce que tam booy xool transport dina métti trop ci ñuy jóge Dakar di dem foofu. xam nga gouvernement bi nga xam ne dafa bëgg a créer emploi comme ni ñu koy waxee bu fekkee ne gouvernement bi mébétam moo doon outil bi liggéey mënu nañu jéem a fonctionner loo ñaari aéroport bi mais mën naa ne mënuñu ko ndax peut-être destination Sénégal intéressé wul monde bi. de sorte que ñu mën a am ay 150 avions par jour. mais est-ce que doole boobu aussi am nañ ko est-ce que gouvernement bi am na doole doxal de. non c'est pas du gouvernement c'est-à-dire dafa am benn wàll bi ngeen xam ne moom da ngeen koy fàtte. lu dul sénégalais yi nga xam ne bëri nañu dañuy ñibbi si Sénégal di jël avion di ñëw Sénégal dafa waroon a nekk une destination touristique boo xam ne dañu am ay avions yu bari ay nit yu bari yuy bëgg a ñëw visiter Sénégal mais malheureusement loolu la amut parce que suñu dëkk pour ñëw ay Sénégal wala yu mel noonu billet dafa cher tellement que. nit ñi balaa ñu ñëw Sénégal dañuy préférer dem ay Maroc parce que boo jógee Paris di dem Maroc ay 130 150 euros ngay fay alors que boo bëggee ñëw Sénégal da ngay fay minimum 600 euros aller bu dee aller retour di nga fay lu mat ay millions alors que lu mat lu matul sax ñaar fukki junni di nga ko jógee Paris dem Maroc passé fa ay vacances wala dem Tunisie alors que ñooñu am nañ ay destinations ñu proposé Sénégal à part Saly Portudal
lan la ñu am fii comme destination touristique. Cap Skirring. Casamance Cap Skirring bi nga xam ne moo daan recevoir tubaab yi rey nañ ko ba mu dee. hôtel yi nekk Casamance Racine Sy mi yor hôtel Méridien moo leen moom depuis des années dafa tëj hôtel yooyu rey tourisme carrément waa Casamance ñu ngi ñaxtu ne nañ leen nañ leen ubbil tourisme nañ leen ubbil hôtel yooyu club méditerranéen ak yooyu da mooy tax ñoom ñu am ay touristes mais depuis boobu dañ ko téye mu mel ni ay actes délibérés la ñu ñàkk bëgg avancer moom moo nekk fii Sénégal parce que je ne comprends pas bu fekkee ni tey jii yaa ngi wax Cap Skirring Cap Skirring am na moment amoon na vol da nga daan jógee Paris dem directement wàcc Cap Skirring sans nga jaar Ziguinchor sans nga jaar Dakar léegi loolu pratiquement amatul donc gouvernement bu fekkee dafa bëggoon a créer emploi tourisme boobu lay yëkkati taxes yi ñuy teg les taxes aéroportuaires yi ñuy teg ba tax na sa jógee Paris dem Barcelone wala jógee Paris dem Afrique du Sud mooy gën a nit ñi jógee Paris ñëw Dakar ñu teg yooyu ba nit ñi mën a ñëw am envie wu ñëw visiter Dakar